salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen ziar di leen ñaanal yàlla jàmm ak salaam ñun la Sëriñ Wat abonné leen ci chaîne bi te bu leen fàtte taal cloche bi ndax diñ fii waxtaane diine ak secret lislaam baatin ak xam-xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yu ñu baaxee ñun jullit ñi. bu ko defee tey dañu bëggoon waxtaane ci seet ba nga xam ni seet nañ ko ci importance bi nga xam ni am na fi ci réew mi te muy élection présidentielle te suñu juróomi candidat yi ku ci nekk càmbar nañ say mbir. am na luñ ci mën a wax nag waaye am na ci loo xam ni tamit domaine privé la duñ ci mën a xuus waaye lépp taxaw na fi te lépp leer nañ incha allah dañ leen ci ñëwal. bu ko defee ñu tàmbalee ci njiitu réew mi te muy le président candidat à sa propre succession ndax damay dégg ñuy wax le candidat sortant man d'accord ma ci kàddu boobu parce que candidat sortant dafay wone ni maanaam nit ki dafay génn ala kulli xaalin kàddu boobu loolu lay wax maanaam koo xam ni constitution mayatu ko mu mën a def beneen mandat kooku la ñuy woowe candidat sortant kooku ñu jéggalante ñu fàttalante ko suñu biir fàttali ko suñu mbokk journaliste ak rajo yi nga xam ni ñu ngi koy dégg toujours ñuy répété moo boobu. bu ko defee nag ñun farewuñu fenn duñu politique waaye toujours waxtaan dafa baax sottante xel dafa baax te li ñuy def yàlla xam ni yàlla seede nañu dañ ko def objectivement te li seet wax lañuy wax waxuñu suñu wax. bu ko defee ku ko jàppe noonu xayrun ku ko jàppe noonu waman shaa fal yashkur waman shaa fal yumin waman shaa fal yakfur képp ku mu neex nga sant ku mu neex nga gëm waaye ku mu neex itam nga weddi kooku yàlla moo ko wax waman shaa fal yumin waman shaa fal yakfur ku mu neex nga gëm ku mu neex nga weddi waaye ñun dañuy waxal yàlla te yàlla rek la ñuy waxal. bu ko defee seet baa ngi nii dañ leen ko won incha allah ngeen xam-xam dut lu rëy waaye dut mbind mu bari waaye dut yére bu mag itam këyit yi tuuti nañu lool macha allah waaye maanaa gi am na solo. bu ko defee daal dañ leen woon lii daal mooy tomb yi kii Macky Sall la kii Idrissa Seck la kii Ousmane Sonko la ñu ñëw ci seetu Madické Niang ak seetu Issa Sall. bu ko defee daal yaakaar naa ni 5 candidats lañu. bon seetu moom président candidat à sa succession muy le président son excellence Macky Sall dafa taxawal ni moom état d'esprit bi mu am jamono jii mi ngi taxawal labial maanaam dafa ne oui day dem te il va passer dina gagner moom dafa ne oui dina gagner donc mu wone ni ci wàllu am ci li muy am dafa positif tamit day am mu wone itam ni maanaam domaine positif bi benn ñaar ñett ñeent juróom benn juróom ñaar domaine positif la am contre 4 domaines négatifs mu caatloo li ñuy wax aadam nga xam ni mooy bàyyi ñëpp mu wane ni le président il reste très populaire te ba pare seet nee na boo jëlee le résultat final te muy positif te mu joxe labial mu tàmbalee labial oui mu confirmer labial ci suuf mooy maanaam président dafay toogaat kooku seet moo ko wax du ñun. ñu dem ci yeneen candidat yi
ñu dem ci Idrissa Seck kooku mi ngi taxawal ci état d'esprit très positif maanaam dafa taxawal oui avec un état très positif et une idée boo xamante ni idée à long terme maanaam am na vraiment yéene ak xalaat boo xam ni long terme la te ba pare dafa jàpp d'une manière très positive gëm boppam ni moom dafay jàll. boo demee nag ci maanaam deuxième position ci am-am moom mu ngi nekk en conjonction maanaam mi ngi nekk en association maanaam wàllu am-amam mi ngi boole di am macha allah am na ñuy booloo ci moom association yi jamono ji ci moom mi ngi am waaye boo ñëwee mi ngi am benn ñaar ñett ñeent juróom positif juróom benn juróom ñaari positif benn ñaar ñetti ñeenti juróom benn négatif résultat final bi nekk négatif muy sayfar loolu nag lu muy firndeel ba pare bi mujj te muy caat ma wan lañ ko te mu nekk gabari waagaaf maanaam perte Idrissa Seck dafay perte élection yi gabari waagaaf mu wane itam ni résultat premier ak résultat final say far maanaam lan mooy waral muy perte moo di électeurs yi ñoo koy wor maanaam dafay am perte maanaam yaakaaram boobu mu am waxtaan ba d'accord ci ak ñoo xam ni am na conjonction waaye électeurs yi duñu ko suivre maanaam dafay perte élection yi ñu ñëw ci beneen candidat te muy maître Madické Niang kooku seetam mu ngi nii maître Madické Niang moom seetam mu ngi taxawee tarit maanaam nee na naa dem rek mais il sait en âme et en conscience que du gagné loolu la seet wax du ñun ba tey xam-xam la ndax ñun ñu fàttali mbokk yi dañuy def li ñuy wax ramli te ki seetu ramli la te itam état d'esprit bi daf ci am solo te da koy wax ndax moo taxawal tarit ci seet bi te muy turam a ngi Madické Niang tarit boobu mu taxawal dafa wone ni dem na aux élections waaye lui en personne il sait que mënul dans ces conditions là il sait en âme et en conscience du jël bopp réew mi waaye nag en deuxième position ci gain macha allah mu ngi am fortuna mineur maanaam mu ngi am dina am loo xam ni dana ko am ci wàllu koppar boo demee mi ngi am benn ñaar ñett ñeent juróom benn juróom ñaar juróom ñetti positif yeneen yi mënuñ ci dugg ndax vie privée lay wax bu loolu passé mu ngi am benn ñaar ñeent négatif waaye li am solo même positif yi bu ñu bëree mooy négatif bi mujj bi te muy baddan mu di puttan peeñu ñun pëli ñu koy wax dogi ya dari ya maanaam bu toogee loolu mooy am bu demee loolu mooy am maanaam dina delluwaat ci ndombal tànk moom Madické Niang c'est-à-dire du jël pouvoir bi waaye dina associé wu dina am un retour ci position de pouvoir parce que mosoon na nekk ci position de pouvoir te nekkatu ko ragal na bu élection yi yàllee dina bokk ci gouvernement wala mu jege ko lool ndax seet mooy wax ba tey du ñun bu ko defee ci départ nag état d'esprit il est douteux maanaam moo taxaw ni il est douteux dafa am doute ci wàllu ndax dina gagné wala du gagné waaye nag seet nee na dina am poste incha allah dina dellu ci position bu baax ci wàllu état ñu dem ci le professeur Issa Sall seetu Issa Sall le professeur son excellence mi ngi nii bu ko defee
moom seetam lu mu taxawal mooy ci dès le départ ni il sait qu'il va perdre dafa taxawal perte astaghfirullah du perte astaghfirullah gain la taxawal ci départ bi gain maanaam gain la taxawal nit mooy juum waaye mbind mi du juum gain la taxawal ci départ bi maanaam que dina am gain mais gain boobu ce n'est pas un gain de la présidence mais moom dafa état d'esprit am la ñuy wax maanaam qu'il va avoir coûte que coûte un gain il n'a rien à perdre à ces élections là maanaam dina ci natt boppam dina ci am un gain dina ci am doole ci parti dina am conjonction maanaam ci beneen case bi ay association jëme ci moom ci ñu koy jàppale ci wàllu état d'esprit départ bi bu ñu compter mi ngi am benn ñaar ñett ñeent juróom benn juróom ñaar juróom ñett négatif yi bëri na dina am tamit am na benn ñaar ñeent juróomi positif la am bu ko defee ngeen xam ni moom résultat final bi dafa joxe ni dina am gain ndax Labiel la taxawal maanaam il n'a rien à perdre à ces élections là dina am association dina am gain boo xam ni dafay wane ni il n'a rien à perdre te dina am des rentrées d'argent waaye au niveau des élections il ne sera pas ci li si wax le président en 2019 vers les années qui suivent bu ko defee notre dernier candidat ñu ñëw ci moom vidéo baa ngi yàgg mu di Ousmane le président son excellent Ousmane Sonko son excellent seetam a ngi nii dafa taxawal Adam te Adam xam nañ moo jur ñëpp mooy bàyyi ñëpp am na bay rek car macha allah te itam Adam bi taxaw dafay wane ni il est très populaire loolu seet moo ko wax du ñun boo ñëwee ci deuxième case bi mi ngi am des rentrées de fonds maanaam mi ngi am des rentrées d'argent macha allah nit ñi sopp nañ ko mi ngi am des regroupements des associations maanaam ñoo xam ne ñu ngi associé wu ak moom di conjonction moom lañ koy waxee moom nag am na figure vraiment positive am na 1000 chances pour vraiment bokk ci ñi nga xam ni ñooy topp en deuxième voire troisième position candidat bi nga xam ni il sera élu président mais il y a un bémol c'est-à-dire positif bi benn ñaar ñett ñeent juróom benn juróom ñaar juróom ñett juróom ñeent positif lu rare waaye nag négatif boo xam ni c'est dans le futur c'est-à-dire il a pas le choix soit il gagne soit il y a un sacré danger pour le futur te danger baa ngi nii en rouge vous le voyez c'est sur l'avenir maanaam am na un danger muy Amar maanaam soit il passe soit moom dina am ay jafe-jafe ci avenir am te seet moo ko wax waaye nag seet wane na ni fortune majeure dina ko am maanaam dina am ndam ci élection yi te ndam li mën na wane ni mu ñëw en deuxième position bu ñëwul deuxième dina ñëw troisième position loolu daal seet wax na ko waaye waxul ni dina jël victoire bu ko defee nag ngeen xam ni lii dañ ko wax rek ndax dañoo toll ci foo xam ni dafa important ci wàllu réew mi waaye du ñun ñoo ko wax xam-xam lasraar te muy ilmu nujum moo ko wax di leen
jërëjëfal bu baax di leen ne haada salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu.